li ku ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw Kpay suñu gan gi yegsi na Kpay ma Kpay ma moom sa bopp moom sa alal yombalal sa dund. Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs. Sénégal Kpay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor Kpay la waaw waaw Kpay de yegsi na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew mi la Kpay daal mi moo wóor li ku ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw Kpay suñu gan gi yegsi na Kpay ma Kpay ma moom sa bopp moom sa alal yombalal sa dund. Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. droito bi tey ñu am mbégte di si dalal bu baax Issa Sadio Kanouté moom moo jiite parti bi di EPS nag bu ngeen ko déggee mooy engagement pour le progrès du Sénégal parti boobu bokkoon ci coalition bi bokk ci bokk gis-gis liggéey ñu gënoon cee ràññee Pape Diop ak professeur Aliou Sow moom mi ngi woon ci biir liste nationale bi sax ñu fas yéene sekk moo waxtaan bi nag li ko waral mooy dañoo gis ne dafa génne ab communiqué boo xam ne dañ ne ñoom d'accorduñ ci décision bi xam ne Pape Diop jël na ko maanaam dem jàppale ji Macky Sall lan moo sooke décision boobu ak lan moo waral ñu ne d'accorduñ ci loolu lépp dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi président ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre. waaw jërëjëf Moustapha maa ngi lay gërëm ci invitation bi di nuyu suñu mbokk waa Sénégal di nuyu képp nit ku ñuy seetaan war a waxtaan ak ñoom ci li ñu laaj léegi te ñu foog ne waxtaan gi dina jur njëriñ pour réew mi te wax nuñ ko waxee dafa dégg googu nag boo waxee da ngay ñaan yàlla nit ñi dégg la fi ngay waxee. maa ngi lay gërëm di lay sant. ok président Issa Kanouté yow yaa jiite parti bi di EPS wax naa ko léegi mooy engagement pour le progrès du Sénégal ngeen def benn communiqué bu saf-sap ngeen ne daal d'accord ak Pape Diop daal di ŋàññi sax façon bi nga xam ne Pape Diop doxalin bi nga xam ne doxalin na ko lan moo waral ngeen ne d'accord ak Pape Diop. waa ay nit bu ñuy ànd ñu seq dara ay gor bu ñuy ànd su fekkee am na lu xew. nga yëg ko daane waaw yëg naa ko looy wax nga waxee ko fa mais boo ko yëgul gëm naa ne soo noppee complice nga ndaxte képp décision boo jël ci àdduna dinañ la ci juger nit ñi dinañ la ci juger mais yàlla dina la ci juger histoire dina la ci juger puisque yëguñu bi ñu yëgul noppi ca warul il faut ñu yëgal askanu Sénégal yëgal àdduna que lii ñu jël de du laalewuñu ci jegewuñu ci moom lañ wax ci communiqué bi ba pare fàttaliku nit ñi ne nañ seetaat suñuy jikko ndaxte sénégalais ci kaw ñu jotut a dem voté ji am na lu ñu message bu ñu lancé ku jegi lan moo leen metti li ñu leen yëgalul wala fa mu jëm. déedéet du ñàkk yëg. xam nga tey ko ak sénégalais loolu moo leen metti. waaw déedéet du loolu rek. parce que ñun ci biir ànd gi am na lu bëri luñ ci gis luy tolof tolof mais puisque ànd gi am na ba pare
déet su boobaa dañ koy assumer nit boo juumee sax da ngay assumer ñun dañ ko assumer ñaareel bi ñu demee di def puisque yëguñu ban décision lay jël buñ ko yëgoon dinañ ko ne lii du fi amee mbaa nii ak nii ak nii maanaam dinañ dànkaafu balaa muy egsi fii mais su ma yëgul waxoo ma tàggoo ma nekk parti politique man ci sama jëmmu bopp communiqué bi may bind aw ma sañ-sañ bind ko ci TF te laajteew ma ak samay waa ñi ma àndal mais dama ñëw ne leen mbir mi nii la ñu ne ñun lii ñun opposition lañ nekk bi ñu ñëw ci moom ci waxtaan gi waxuñu lu mel nii bi ñuy ànd waxuñu lu mel nii bi ñu paree waxuñu lu mel nii donc kenn du ñu tàqal ci lu ñu bokkul léegi nag il fallait que ñu yëgal nit ñi ñun dañ koy def rek pour yëgal nit ñi li xew xam nga tey qui ne dit rien consent boo noppee ci loo xam ne dañ la ci laale donc buñ la tuumalee ci nga bokk. li mu dem ci Benno moo leen metti. waaw mais parce que ñun opposition lañ nekk mu xëy rek ne moom mu ngi fële non dem bi sax méttiwuñu defin gi moo ñaaw gis nga mënoon na ñu ne sax ñun de ñu ngi man de maa ngi dem ñu ne kaay da ngay dem waa demal mais ñun demuñu mu rafet su boobaa waaw mais moom moo jël décision ne day dem am na ci wax ji sax boo seetloo day naan je prends ma responsabilité jël na responsabilité dañ ko koy may même bu fekkee dañu bokk coalition yàlla moom la tàbb ëllëg moom la ñuy atte ci liñ ko tàbbali nu mu ko utiliser. donc ñun cër googu dañ ko koy may mais loolu ñu koy may nag moom aussi nañu may ñu wax sénégalais yi ne lii de ñun bokkuñu ci laalewuñu ci mais loolu tamit suñu droit la. bu demoon yeewi tey ji ndax coow li dana bëri ni mu bëree nii ndax di ngeen ko mere. waa xam nga bu demoon yeewi. dafay fekk ñun dañu ne opposition lañ nekk dafay nekk une suite logique parce que boo ne man ci opposition laa nekk te yow loolu nga wone loolu ngay wax ci say discours su boobaa ñun du ñu ne waroon na ak suñu conviction même loolu dañ ci war a waxtaane mais li am ba am c'est moins grave parce que ñun dañu ne opposition lañ nekk ku bëgg a nekk mouvance présidentielle am nga droit man président Kanouté bés bu ma décidé woon dem ci mouvance gis nga du ma ànd ak kenn man may jël sama responsabilité personnelle jubal fa ndaxte waruma maanaam du ma nekk train buy lëng ay wagon ba pare di leen jëmale fu ñu waxul mais sama parti boo laajtee amul benn décision bu ñu jël man ma jël ko te ñépp concerté wuñu leen. ok mais xam nga yow tey jii yaa ngi dañuy def ci coalition boo gis liggéey boobu ba tey dañuy gis ne ba muy wax professeur Aliou Sow mi ngi ci wet gi Massaly mi ngi ci beneen wet gi toog mu mel ni yéen bu ñu leen consulté woon kon est-ce que parti bi wekk na leen kon est-ce que wekk nañ leen sax balaa laataa ñu leen doon consulté. waaw bu fekkee wetuñu je pense que processus bi yëpp bu ñu demee ba tàbb suñuy nit ci ay département ñu jiite ko ñaar bi mbir yi di door ñu ñuy woo ñu dem accueillir leen donc loolu yëpp bu fekkee wetuñu ñoom ñoo xam mais xam nga lan la man duma ku ñuy yóbbaale loolu ñoom xam nañ ko duma ku ñuy yóbbaale c'est-à-dire am na loo xam ne sama ngëm-ngëm kenn mënu ko jënd sama ngëm-ngëm kenn mënu ko diigal léegi xëy na ñoom wax ji ci ñoom lay gën a yomb ko man ma teye su ma teewoon du demee noonu. da ngay bañ. non damay bañ. mais loo si mën. moom moo jiite coalition bi moom mooy député bi waa déglu ma non parce que fi ñu toon yéen a ànd fal ko mais moom mooy député bi. waa d'accord moom mooy député. moo tax ma ne l'histoire retiendra dinañ ne waa ji de moom moo sa falu def ni léegi nag ñun aussi am nañ droit puisque dañu ànd ak moom su jëlee décision bi te ànduñu ci ñu noppi ca ay complice lañ. loolu moo tax ñun ñu bañ a doon complice. waaw complicité boobu rek la ñuy bañ du leneen am na décision nag dem fu ko neex am na kii bi parce que gis nga dama ko wax fenn ma ne que la responsabilité individuelle dafay daal di ñëw gis nga njiit am na fu ñu lay gunge mais am na loo xam ne yow kese yàgg yàlla yéen a ko moom te su boobaa boo ko jëlee dinañ la juger ci kanam histoire juger la ci nit ñi. yàlla maanaam professeur sax président ndax njuumte amul ci tànneef bi. waa xam nga ñun
xëy na duñu ay baron politique duñu ay nit ñoo xam ne aussi. maanaam xarañaay bi daal des na daal. waaw non déedéet bu ma nee baron maanaam yàgguñu politique yàgg goo xam ne waa fu ne ñu dugg fa nga xam ne politique daf ñuy jaral yenn yi ñun politique jaraluñu loolu ñun dañu ne politique su fekkee da nga ñëw pour servir dans la dignité et la loyauté am na yoo xam ne jaru ko lépp luy yàq doomu aadama doo ci dugg lépp luy fen doo ci dugg lépp luy wor doo ci dugg lépp luy pexe ba nax nit ñi doo ci dugg léegi nag moo tax ñun dañuy foog ne nu ñu mel ñëpp noonu lañ mel suñ ñee jox la suñ kàddu ne lii lañ bëgg pour ñun aussi noonu lay demee bon bu ñu demee ba ci biir nit ki def leneen nag su boobaa ñun dañuy constater mais daf ñuy tax a jàng dañu ne après chaque expérience am na loo ci jàng. est-ce que li nuyoowul woon ci biir ànd bi ndorteel ak yooyu amul woon ay signes yu ngeen wane woon ne ñun kat fa ñu jëm ak ñii kat kàddu yi ñu am ñoom amuñu ko. waa depuis investiture boo leen xoolee on est resté 1 mois mu am benn froideur. Froideur boobu c'est-à-dire il y avait pas de communication ñàkkum communication boobu xam nga lan moo ko indi parce que suñu waxtaanee déjà principe de base yi mu am lu changé rek dina am moytu bu am te ñun ci moytu boobu lañ toll woon waaw mais moytu googu xam nga élection dafa di étape boo eggee fenn rek mu am na fooy egg dootoo mën a dellu gannaaw da ngay assumer ba mu jeex gis nga su jëloon décision ne moom consulté wul EPS ñun duñ génne communiqué. non parce que su boobaa daf ñuy wax woon ne décision bu mu jël bokkuñu ci waaw léegi bu ne woon consulté wuñu EPS parce que lii ou parce que là ñun duñ wax. parce que su boobaa dañuy xam ne am na droit jël responsabilité. waaw di ngeen génn ci coalition. waaw dinañ génn ko mais bien sûr xam nga expérience boo xam ne dem nga ba ci biir ñu def loo xam ne méngoowul ak say ngëm-ngëm da ngay taxaw ñun on dit encore une fois réew mi fu intérêt nekk mën nañ fa dem mais waruñu dem parce que dafa am lu ñuy pare déedéet. ok mais lan pourquoi le choix de Pape Diop. liste yu bëri nekkoon fii ay coalition yu bëri nekk fii nga dem tànni Pape Diop. waa xam nga en réalité ñun dañu bëggoon a demal suñu bopp bi ñu bëggee demal suñu bopp mu am koo xam ne waxtaan nañ ak moom mooy Mamadou Lamine Massaly. bi ñu waxtaan ak moom mu ne moom dina ñëw jàppale ñu ci wàllum caution léegi mu ne dina joxe 10 millions. Massaly. waaw pour EPS dem. waaw pour ñun ñu dem man ma nekk tête de liste ñu dem ba ci biir mu ne mu teggi tànkam daal di ñuy booleeg Pape Diop nii la mbir mi doore. mu ne dem leen ngeen bokki Pape. waa dafa ne waa kaay ma booleel ak Pape Diop suñ demee comme ça nga négocier ak moom ngeen xool ànd bi nan lay demee nii la ànd bi demee. léegi nag biñ demee fekk délai yi dañu xaw a gàtt y a plein de choses léegi. moom dem na Makka ñëw na nee na waa si problème bi noonu la demee nii lañ eggee ci Pape Diop mais biñ eggee ci Pape Diop mu wax ñu bon de vue de suñ perception quoi amul benn aspect négatif dañu ñëw vivre l'expérience biñ ko vivre xam nañ lu ñu xam jàng nañ lu ñu jàng ñu maandu parce que maandute dafa baax ci yenn yi. Mais quand maintenant il s'agit de se prononcer sur orientation suite boo xam ne bokkul parce que bokk gis-gis ci li ma xam opposition la wax. mais force boobu doon politique waaw vas-y continue. am na ku ñu tuumaloon daal di ne ñi nekk opposition. Ousmane Sonko. waaw nguur gi la ñuy liggéeyal. gis nga tontu ma ci. xam nga pourquoi tontu ma ci. je me sens pas concerné. J'ai la conscience tranquille. Donc pour moi ce message ne m'est pas destiné. mais façon bi bokk gis-gis doon campagne mu doon campagne bu dal boo xam ne doo leen gis ñu ŋàññi Macky Sall taxul woon nga am ay soupçons yooyu tamit ne ñii kat est-ce que duñu déggoo ñu ak Macky Sall. waa déggoo li ma la wax soo gisee nanguñu man ma génn xëy na loolu la. yow doonoo def sortie ci biir coalition bi. waa déggoo non man génnuma benn yoon parce que xam nga li tax. man dama am sama liberté. je suis libre de me prononcer selon
sama ngëm-ngëm par rapport ak lu may def léegi keneen nag yaa moom sa bos léegi soo moomee sa bos mayal keneen ki tamit moom bosam ànd nañ dem nañ ba ci biir ànd bi xam nañ ne ànd ba xëy na dañ daan maslaa rek ba mu jeex maslaa googu ñu maslaa ba mu jeex léegi nag bi ñu demee ba jël décision ba ñu ci beddi ci décision bi ci wax ji ñun ñu leeral askan bi loolu rek mooy suñu. ngeen ne bokkoo leen si. waaw est-ce que c'est pas le poids politique de EPS moo waral li jàpp ne EPS parti la boo xamante ne amul doole président Issa Kanouté moo fa nekk rek ak ñaari nit ñetti nit moo tax daal jarul ñoo consulter. waaw léegi xam nga bu fekkee dañ ñu jox ñu jiite ay département ñu ne ñetti nit la ok mais xam nga problème bi lan la quand on sait mentir bu ñu bëggee mënee wax loo xam ne du dëgg. bu fekkee mën nañ def yenn pexe yi Sénégal loolu lañ gën a mën a fësal ku kuy wax juy am njëriñ. maanaam kuy wax naka sudul noonu. lañ gën a jiital waaw mais waxu njëriñ. ngay wax loo xam ne mën na amal nit ñi njëriñ loolu luñ koy fësal bëriwul. tey da ngay xool fookat koo xam ne day def caaxaan koo xam ne day wax naka sudul noonu ñooñu ñoo gën a am tey tur. que kuy wax te yàlla rek tax ñun nag nee naa ku ànd ak yàlla doo tiit ku ànd ak yàlla doo yoxi parce que xam nga ne fen am na doole de mais dëggay mujj te dëgg googu ñun fa lañ féetee EPS man tey je fais de la politique depuis 2013 dinaa yëkkati sama loxo. 15 ans. non motul 15 ans 2013 ak léegi motul 15 ans. non 2013 ak léegi waaw ça fait pas 15 ans ça fait 9 ans amul kenn kuy naan Sénégal président Issa Sadio Kanouté moo ma wor amul kenn kuy naan Issa Sadio Kanouté moo ma fen amul kenn kuy naan Issa Sadio Kanouté moo mu def naka sudul noonu xam nga li tax damay sóoraale lu bëri ndaxte àdduna c'est très éphémère qu'est-ce qui te dit que fii fi ma toog nii ci plateau bi du ma daanu dee sama heure xaw ma ko donc je suis prêt à aller répondre à Dieu à tout instant dans mes faits et dans mes actes te loolu laa bëgg nit ñi ci bàyyi ci xel. mais façon boobu ngay politiquer di wax ni je suis prêt à répondre à Dieu ak côté bu nag nit ñi dafa mel ni nit ñi romb nañ foofu dépassé nañ la de. waa dëgg la. nit ñi politiquer léegi yeneen calculer yeneen dimension lañ. bañ nañ ba dañuy naan politique amul àllaaxira. waaw loolu la ñuy wax dañ waa déglu ma politique fii la yem yow nga jël politique yarul ko taaral ko def nii waaw oui ma xam nga ndax EPS du. waa déglu ma du gàtt. waa na gàtt yàlla. nee na may jox nguur ku ma neex yàlla mooy tàbb ku ko neex su fekkee ak suñu dëggu nee na du ma leen tàbb ñu nangu ko. du nga compter wala changer stratégie wala. non déglu ma moi je suis stratège de formation. ah waaw mais attendez président dafa ko stratégie bu la génne. waa déglu ma parce que bu du woon coow li tey jii ñu bëri duñ xam EPS. waa xaaral déedéet waa da ngay naan yow xamoo ma mais. non mais même bu dul man. waa attends waa non xam nga lan la coow li sax. démb coow li démb dafa ma ne kenn dafa ma ne saa waay lii baax na ndax nga fël tuuti ma ne ko déedéet ma ne ko bëggeewu ma ko nii. ndaxte bëggeewu ma ko nii pourquoi bëggeewu ma ko nii. sëñ bi xam nga gis nga boo nee da ngay liggéeyal askan nga xiif nga mar bu ñu jëlee histoire toutes les personnes qui ont révolutionné le monde am na benn koom-koom amuñu ko xam nga li tax yàlla du mayee lépp day may kii xel may kële alal may kële lii doole gis nga ñetti ñooñu ñoo mën a defar àdduna mais lépp na teg ci njub man communication laa jàng mais damay naan gars yi ak sa stratégie communication lu mu baax na lalu ci kaw dëgg moo tax da ngay gis koo xam ne day fës am benn dayoo mais buy màbb da ngay naan non xam nga li tax fondement bi yëpp fenn ko lal du dëgg
ñàkk dëggu googu nag yàgg day màpp. pourtant nag Pape Diop nit ñi dañ ko gis koo xamante ne ku am xam-xam la ci wàllum politique ku mën li muy def donc décision bi muy def nii ñu bëri jàpp ne séentoon nañ ko fa yéen xaw ma tax mu betti leen. waa xam nga ñëpp séenoon nañ ko fa ne Pape Diop day dem. waa déglu ma kon yéen pourquoi jëlee leen devant ngeen bind ko wala ngeen saisir ko. waa ne ko sëñ bi Diop kat fee nga bëgg a dem kat ñu ànduñu ci. waa xam nga loolu maanaam nettali si gënt morom la ñi ko daan wax man ñemewuma yàlla noonu. man damay jël Pape Diop ci ay kàddoom communication waa déglu ma déedéet waa mais communication ci kaw dëgg communication buy doon lu dul dëgg man du ma ko jëfee lu ma mënta jàng damay naan nit ki su ma lay dimbalee ci communication waxal lu am pour mu mën a yàgg soo waxee lu amul temps bu gàtt lay durer mais jour buy màbb man ak yow yëpp dañuy am gàcce léegi Pape Diop dafa xamal nit ñi ci ay discours am gis ngeen gars yi ñu koy génne mu ne moom mënul combattre ba pare di ànd ak moom mais nit bu waxee loolu ab kilifa bi yow mënoo ne nit ki du fa la dëkk feneen la dëkk loolu su ma ko waxee damay ñeme yàlla mais nag nit mën na la njort dara man dem lay jox le bénéfice du doute maanaam dem lay wóolu ba gis lu wuteeg loolu. loolu daal xel ba mu ëpp la day. waaw non président loolu daal xel ba mu ëpp la. Pape Diop nee na ñëpp xamoon nañu ba mu day dem ba mu des moom. loolu sax lañ koy tooñee. ne ñëpp xamoon nañu Pape Diop day dem ba mu des moom. kon yéen nu mu leen mën a bettee. waaw xam naa. yow ba nga gisee loolu nga nekk ci moom jege. waru nga tirer sur la sonnette d'alarme. waaw dégg mais je lui ai dit xam nga man tey nee naa la bi ma duggee ak moom ba pare am na yu ma gis ma xaw a xam ne man duma ku ñu mën a canaliser ci fu ñu jëm loolu xam nañ ko léegi moo tax lu bëri ñu xaw ma ko nëbb mais biñ ma ko nëbbee ba mbir mi feeñ mais tontu naa loolu rek mooy sama wàll mais gis nga nekk fii di xas duma ko def xam nga pourquoi xas moo dul yëfu gor pour man lu waay def rek sa loxo lay nàcc lu waay mënta def yow tey boo jëlee décision ne lii laay def yow da nga ko natt xayma ko ba foog ne baax na nga doog ko def dam la koy baaxee mais man aussi li may àndul dam koy baaxee askan gi ne lii ànduma ci mbir mi noonu rek la demee amul leneen. ok coalition élection locale yi yu mujjee génn demoon nga ci coalition nga jëlee wàcc déception. non boobu awma déception. xam nga pourquoi ma ne awma déception parce que dañu nekkoon dans un premier temps ci coalition wàllu ñu dem ba ci biir ñu bañ a nangu sama candidature ñun ñu génn daal di dem coalition diisoo ci temps yu gàtt fépp fu ñu dem am nañ fay conseil mais suñ coalition am nañ mais temps bi gàtt na mais boobu awma déception. non mais kase moo leen sonal foofu nag. waaw mais attends. oui ma xam nga waa déglu leen ma non. kase sonnaluñu da ngay naan waa Tamba dañu habitué à être avec le régime c'est pas kase da ngay naan. waa Tamba waa déglu ma non de 1960 à nos jours. waa Tamba dañu mës a nekk ak régime bi ñoom dañuy ànd ak régime buñ daanoo ñu faxasu langaamu ci beneen. boo xamee loolu dem di wuti ci est-ce que c'est pas perdu d'avance boo amee idée boobu nga déet falaa dëkk dinaa xeex jëm ko soppi mais mënuma ñëw ci ñaari fan mu soppeeku di nga wax ji maanaam boo ñëwee nga gis lu baaxul da nga koy xeex ba yàlla dimbale la ci mais du ma ñëw tey ne dem ko fii jeexal léegi. yaa ngi ciy teg ay jéego. mais bien sûr maa ngi ciy teg ay jéego. tey mais lu tax na législative bi demoon si départemental bi nga dem nangu dugg si liste nationale bi. non xam nga li tax. dama yor parti ku ne leader national am nga benn envergure am na niveau yoo xam ne doo beddi féete nii da ngay dem bàyyi say nit nekk fa après yow nga wër fu ne loolu moo ko indi. parce que je suis de Tamba mais am naa ñeneen wax naa la Mbour ñoo ko dirigé woon suñ tête de liste bi Sédhiou ñoo ko dirigé Goudiri ñoo donc ceci veut dire que suñu nit mu ngi fépp donc ci base boobu war nañ mën a liggéey au niveau de fu ñu neex. yéen a ngi wër dëkk bi ndànk-ndànk. waaw ñu ngi ci actuellement boo xoolee. nous sommes en train de non waxuma la dara mais dans les 46 départements nous sommes dans les 40. tey léegi 40 yi ñu ngi continuer. di liggéey c'est-à-dire mbir mi du loo xam ne da ngay xëy rek mu sotti surtout bu fekkee ñun doxalin bi ñu bëgg a doxal mënta gaaw mais jéego bu ñu teg di nga sentir que lii
lu mat la. mën nañ dox ba xam nga après législative bu jàllee dañ na reconfiguration bu opposition sénégalaise dafay am. maanaam dañuy xoolaat ñi am nañ ay député ñi amuñu ñi plus fort lañ duggee am na ñoo xam ne am nañ ay jafe-jafe ci coalition yi ñu nekkoon mën nañ la gis nga dem dugg ci benn coalition bu mel ni Wallu wala Yewwi. waa xam nga Wallu u Yewwi man. wala yeneen sax pourquoi pas aar wala feneen. waa déggoo li ma la wax man xam nga ce que je dis su fekkee tey dañu bokk gëm-gëm Wallu Yewwi keneen mais xam nga le pouvoir tey mën na changer doxalin ne xam nga tey bu ñëwee jël si ma dem man kese ma dem sama base kenn topp ma mais voici les erreurs. te bu ñu la jël see nga dem yow. non dama lay jox exemple même pouvoir bu changer doxalin mu woolu ma mu wóor ma ne amal naa fii njëriñ mën naa ko bañ a bañ mais xam nga lan laa dul def. mën naa ko bañ a bañ maanaam. non xaaral ma wax la non déglu ma su ma leen ne mën naa ko bañ a bañ. Issa daa mel ni. non attendez non moi je ne vais pas chez le pouvoir mais dama lay bëgg a wax que ci yoon tey. li war a am dama moom laa lay expliquer la. c'est-à-dire waruñu ne lii dafa bon. lu bon mën na baax lu baax mën na bon man foofu laa bëgg nga xam muy pouvoir muy opposition ku nekk dafa war a seetaat boppam xam nga pourquoi parce que manigance bi manipulation lan laa la wax léegi ma nekk plus de 50% des Sénégalais dañu abstenir. 40 et quelques %. waaw si je ne m'abuse pas. non waaw léegi nag gis nga ñooñu abstenir ça veut dire que ànduñu ak ñenn ñi ça veut dire que joué nañ benn mandute mais lan moo ko waral nañ jéem a seet loolu. C'est une grande majorité, un homme considérable qui n'a pas jugé nécessaire d'aller voter. Raison, il faut nous diagnostiquer. Mais si j'ai parlé du pouvoir, c'est parce que je me suis dit, am na loo xam ne nit ki boo koy def nga ne yow da ngay defar réew mi lépp luy yàq réew mi doo ci bokk que tu sois de l'opposition ou du pouvoir képp nit kuy def loo xam ne day yàq réew mi buggoo Sénégal. man foofu lay waxee. Macky Sall léegi tontoo gooma de. waaw attends Macky Sall. ci biir coalition yi ci opposition. waaw attends j'arrive maa ngi ñëw foofu Macky Sall xëy na lu muy defee Sénégal lañu moo ñu neexul tey te boo bëggee Sénégal lépp lu yàq Sénégal mbaa muy def loo xam ne dundin sénégalais duñ ko sentir mais doo ànd ak kooku loolu moo tax ñu opposé wu léegi opposition Yewwi ak Wallu xam nga organisme boo gis dafa am des réalités. su fekkee seen bunt ak seen réalité mën na compatible ak suñuy valeur ak suñuy réalité mais c'est nécessaire nous sommes dans l'opposition mën nañ dem ak Wallu mën nañ dem ak Yewwi parce que d'ailleurs je pense que ñoom ñëpp am na ñu ci am ñu ñuy waxtaanal. donc ñu commencé ni. waaw ñu ngi waxtaan non c'est-à-dire on est avec des gens yu nekk Yewwi ñu nekk yoo xam ne seq nañ ak ñoom jàmm di waxtaan ak ñoom ci politique di waxtaan ci lu ne mais donc loolu c'est bien possible mais xam nga lan la loo gis rek. ça dépend de seen objectif suñ bokkee objectif rek dañuy ànd. bu ñu delloo seen coalition bokk gis-gis liggéey. résultat ñu am bett na la. non bettuma parce que gis nga départ. bi ma gisee communication bi ñuy def nit ñi di lay maanaam ñuy douter ci yow sa discours wanewul le contraire ne t'attends pas à autre chose su fekkee dañuy douter ci yow. dañ doon douter ci Pape Diop. waaw Pape Diop yow sa discours ñëwul effacer doute boobu. mais bul xaar leneen parce que bu fekkee tey dañu ne bennoo la jëm mais balaa ku ko nar a wotal mu dem wotal bennoo mais yow sa discours moo war a soppeeku ba nga xam ne da ngay capitaliser ñi nga xam ne ñoom ñoo gis ci yow mais bu fekkee yow da ngay créer le doute dans ton discours ça veut dire que les gens vont dire lu ñu wax dëgg la et c'est pourquoi j'ai dit que le résultat ne m'a pas surpris maanaam bettuma parce que bu fekkee defoon nañ discours bu wuteeg loolu mënoon nañ am lu wutee lii. maanaam defuñu effort boo xam ne pour trancher débat bi. justement ñu xam ne on n'est pas avec lui. waaw c'est ça mais opposition bi lañu. absence discours boobu moo indi suñu résultat yi. yow sa responsabilité lan la si seen résultat parce que si liste bi nga bokkoon xanaa am nga ci responsabilité nag. waa xam nga plus forest bi ngeen jàllee. waaw xam nga loolu la Pape Diop ak ni mu toll ak professeur Aliou Sow ak Massalek. waaw professeur Issa Kanté ngeen am plus forest. waaw xam nga benn bi sax mënoo leen ko am. waaw déglu ma sëñ bi. ak dayoo nu mu mënta mel.
sénégalais yi ñooy jugé te buñ jugé ci ñàkk kóolute d'abord nit bu lay wooteel dafay am yaakaar ci yow wóolu la kóolute boobu mooy indi résultat mais bu fekkee yow ci sa bopp ci sa waxin liñ lay taxé jotoo ko leeral nit ñi bul am yaakaar ci miracle parce que yow yaa mën a éclaircir lanterne sénégalais yi ne man de luñ may tuumaal du dëgg luñ may tuumal amul su boobaa mais sénégalais yu bëri naw nañ la mais xëy na naw nañ la mais naw ñu keneen donc yow liñ la naw buñ nawul keneen ça veut dire que yow bu fekkee leeral nga ne jëmoo fa rek dina yokk ñooñu dina leen gën a may fit dina leen gën a may doole pour ñu wotal la mais bu fekkee yow ci sa waxin ak say jëfin jeexi jaaxa boobu da nga ko bàyyi ci bopp sénégalais yi mais c'est normal que li mu jur mën a jur loolu te naa la wax leen képp nit kuñ xaw a tuumal lu mel noonu sa discours bu soppeekuwul maanaam feeñ na ci résultat yi waaw donc askan dafa am aspiration xam nga tey dañuy naan ñu woteel nguur gi ñu woteel opposition bi mais ñu boole ci ñi bañ a wote ku ci ne wax nga. lépp communication. waaw lépp communication la ñi woteel wax nañ ak ñun ñi woteel nguur gi wax nañ ñi woteel kujje gi wax nañ donc ku ci ne da nga war a décrypter wax yooyu. kon su ma la déggee yow nga xam ne spécialiste ci wàllum communication seen communication pêché ngeen fa lu bëri. non pêché nañ parce que je vais vous dire non ils ont fait dañu tàmm liñ tàmmoon a def communication bokk gis gi loolu lañ indiwaat ci coalition bi alors que quand je t'ai dit tout à l'heure ma ne la dañu perdre les clés de la résilience mooy maanaam ils se sont pas adaptés à la nouvelle donne politique nouvelle donne politique. lu mu laaj nouvelle donne bi dafa laaj nga am une attitude claire kenn bañ a jiixi jaaxa ci say mbir dafa laaj nga féete parce que dañu ne ñàkk féete day xañ wërsëg. ragal féete day xañ wërsëg te ragal féete googu moo ñu xañloo suñu wërsëg. kon yow àndoo ak non inscrit. waaw non inscrit pour man mën na baax à une condition su fekkee yow da ngay nekk fii pour Sénégal mën nga bañ a non inscrit d'accord na maanaam doo far fii doo far da ngay xool kujje gi li xew bu fekkee lii baax na opposition bi moo ko indi nga ànd ci bu fekkee parce que c'est important quelquefois bloquer pour bloquer man ànduma ci parce que nañ jiital Sénégal ñun ñëpp kujje gi nguur gi ñëpp nañ jiital Sénégal. gis nañ cette fois-ci Benno Bokk Yaakaar amoon na jafe-jafe pour am majorité il a fallu que Pape Diop mi nekkoon ci mi jiite woon seen liste yéen dem rejoindre que muy doog a jàll jafe-jafe moom Benno lan moo waral yow pour résultat yi mu am. waaw xam nga dama wax benn ma ne toutes les stratégies de Benno sont arrivées en fin de cycle. maanaam ci wolof. pexe yëpp yu ñu daan def. pour mën ci génn yëpp dafa won ni googu il faut ñu nasaat yeneen pexe mais pexe yi ñu daan def yooyu jeex na mënatuñ ci am dara ndaxte pexe boo gis rek booy lal ci ay pexe lu dul dëgg dafa am temps bu gàtt bu muy tiire li ma la waxoon léegi bu temps boobu jotee rek day daal di furaas léegi. boo xoolee par exemple bu ñu jëlee li ngay wax 83 yooyu. pour man c'est pas important loolu du enjeu xanaa xamoo même dans Benno tey am na décision yu ñuy jël décision yooyu pour ñu am 83 yi pour dafay jafe man maa la ko wax tey cette assemblée va réguler beaucoup de choses parce que keneen ak keneen décision booy jël sénégalais dinañ lay juger. kon fi ñu jëm du yomb assemblée du yomb. non du yomb parce que nee naa la responsabilité individuelle day daal di dugg ci législature bi ku nekk loo jël rek sa bopp nga engagé ce n'est plus ces histoires parce que avant da ngay am majorité mécanique boo nee nii 5 sax bu ñu bañee dañuy daal di minorité ñu arrangé wu mais tey ñaar rek bu ñu bañee day daal di am jafe toog seen kër. waaw justement c'est-à-dire loolu laa la wax fi mu toll ni lii gestion day jafe te du yomb. question troisième mandat bi nee nañ réglé na ko de ñenn ñi loolu la ñu wax. waaw xam nga question troisième mandat man bëgguma ñu wax ci. lu tax. man dama am nu ma gëm. yow da ngaa dal xel de. non xam nga li tax ma ne buñ président da ngaa dal xel. non yow nga nekk Pape Diop mu dem bàyyi la ñuy wax troisième mandat ñëpp taxaw di wax. nga ne bu leen ci wax. waaw xam nga man boo gisee ki ñuy tudd troisième mandat. du ko tudd sénégalais lu ñu xalaat ak man sama bos bokkul xam nga man lan laa foog
Macky boo waxee troisième mandat daf lay mere. lu tax. pourquoi mu lay mere moom mu ngi xool nu muy eggalee deuxième mandat bi am tous les problèmes du monde ngeen koy tuddal troisième. mais actualité wane wu ko de ñi naan Macky horizon 2024. déglu ma waaw mais jafe-jafe yu fi ne. bu ko doyul man gisuma leneen lu koy doy. fi mu toll nii dund bu cher gi fi mu toll nii toutes les questions mu dem ba location bi naan amu ci pexe waa sëñ bi boo nee tële na. mais dund bu cher bi c'est au niveau international ah. d'accord na mais est-ce que ci Covid dal ci guerre waa xaaral ma ñëw c'est au niveau international d'accord na on dit gouverner c'est prévoir. léegi bu fekkee da nga faillir à des ce qu'on appelle des priorités mais yenn ni mën na la dal dafa am marge booy jël. sur certaines choses mais boo demee ba am impuissance c'est-à-dire li ñu la dénkee dese nga ko mat boo ko matee da ngay jël benn prévision boo gisee ci 17 millions de Sénégalais ñu ne yow la xam nga lan la ñuy xaar nga xam nga mën a am xel bu ñu amul nga mën a am gis-gis bu ñu amul nga mën a sóoraale lu ñu sóoraalewul loolu mooy njiit mais bu fekkee tey yow dañ la jox nga gis ne tey ci 100 yu ñu la dénk 90 yëpp a ngi fi tagatembe yow war nga xam ne waroo mën a xalaat troisième mandat man ci li ma yaakaar man pour man dafay accélérer mbir yi mu ne di ngeen sonn mais il faut man ma eggali samay mbir man loolu laa gis moom fi mu toll nii day def course pour eggali yu ndaw yu mu fi am mën na dajale ay bagaasam dem man loolu laa foog de. nan doo gisee waaw moo tax man troisième mandat du ma ko tudd. moytul mbetteel amaat ci rek. waaw mais mbetteel bu amee. ñu taxaw booba nag wax. jàkkaarloog moom waaw bu mbetteel amee. waxtu boobu bu jotee aussi ñu xam luñ ci def mais tey ñun pour ñun puisque moom. newul ne damay def troisième mandat. yónnante yooyu man gëwma ko moom ci boppam bés bu waxee nag ñu doog a xam lu ñu. léegi lii buñ ci génnee EPS moom ban stratégie ngeen def nag pour parti bi gën a am jëmm am benn maillage national boo xamante ne boo ne EPS duñ foog ne école ba rek la yam parce que man ba may dëkk dégg EPS pour man xale yi def éducation physique waaye. waaw finalement j'ai su que ne am na ay responsables yoo xamante ne vraiment comme ni nga ko expliqué nii am nañ benn taxawaay bi ci wàllum politique mais naka ngeen def nag pour parti bi gën a am jëmm. ci waaw xam nga lan mooy problème bi. tey boo xoolee EPS mooy parti boo xam ne bi nga ma wooyee lan laa la wax dem la ne wóorul man ma ñëw dafa am kenn kuy ñëw waa tey pool de communication bi nekk à Dakar 8 personnes la 8 yooyu je vous dis que ku nekk mënoon na ñëw à ma place. waaw mais loolu baax na loolu baax na mais génn bi laay wax quoi pour ngeen gën a fës laay wax. waaw xam naa fës bi xam nga lan la ñun dañoo am beneen gis-gis ci politique dafa am temps politique am temps liggéey. donc ñun ay nit ñuy dem liggéey la bu waxtu politique ñëwee ñu ñëw politique mais nous ne voulons pas passer tout notre temps à faire de la politique. loolu moo tax génn nii c'est pas aussi fréquent comme vous le voyez mais maintenant nous avons pris aussi de l'expérience sur notre démarche et je pense que depuis élection yi passée il y a des choses qui vont changer et vous allez voir donc man li ma la mën a wax ci gàttal nous serons plus présents dans les médias nous allons plus montrer nos visions nous allons plus communiquer nous allons plus montrer nos différentes décisions pour que askan gi xam lan mooy EPS éducation physique et sportive bi ngay wax bi ñuy tànn tour bi du fortune yéen ko exprès pour. waaw on a fait exprès parce qu'on a dit ñun sénégalais dañu yéex ci lépp. éducation physique et sportive c'est d'abord cet effort que nous devrons faire. parce que boo jëlee EPS engagement pour le progrès du Sénégal les gens peuvent dire du tout mais on est moins engagé. et cet engagement ça demande de la sportivité parce que tey buñ la gañee nga nangu boo gañee ñu féliciter la yooyu yëpp ci kii la. esprit la léegi esprit boobu deuxièmement gis nga ñun on nous dit ci kàllaamu olof dañuy naan suñu parti moo tudd waa dogu ñun dañu dogu ci lépp looy def da nga ciy dem mu nga ak ngëm-ngëm googu nag la ñu gis te loolu la ñu baaxoo réew mi. moo yor EPS ma bàyyi la nga def sa mot de la fin. waaw Moustapha maa ngi lay gërëm ci invitation bi. di profiter ci occasion bi pour wax benn affaire je pense que réponse bi ñu ma jox ci sama communiqué dañu ne ñun dañu dàqoon ci parti bi ñu ne ñun dafa am loo xam ne
ay pauvres lañ oui on est pauvre dans la dignité nous ne voulons pas de richesse. après tontu nañ la. waaw ma ne tontu boobu laa wax. ma ne que ñun nous sommes pauvres nous voulons cette pauvreté dans la dignité mais nous voulons être le courtier de personne et nous ne serons plus en accord avec des courtiers politiques parce que ce pays appartient aux Sénégalais. maanaam dootoon ànd ak courtier politique. waa courtier politique mooy ñoo xam ne dañuy dox ci suuf di foog ne dañu muus ñun xamuñu loolu lu ñuy def jarul nëbb na feeñ amul dara lu ñuy nëbb lu ñu nit xamal mën na ko génnee mais ñun dinañ suturaal doomu aadama te yàlla rek tax mais suñu jëloon jëf ya mën na ñaaw mais nit yàlla moo njëkk a suturaal nit donc ñun duñ doon ñoo xam ne dañuy xaawi sutura nit. moo tax lépp lu ñuy wax dinañ ko jéem a rafetal ndaxte loolu la ñu baaxoo may gërëm ci invitation bi foog na ne lu ñu wax nii Sénégalais yi dinañ ci tirer dara te ñu xam ne EPS dootul jouer second rôle. bu soobee yàlla. En tout cas on l'espère parce que gis nañ bi ngeen defee communiqué bi. après ñu bëri reprendre nañ ko gis. parce que dafa ànd ak actualité bi ak taxawaay boo xamante ne peut-être dañ leen fa doon xaar mais communiqué bi. boo ko liiree di nga xam ne communiqué bi amul pédantisme. communiqué bi. c'est simple man kay dama ko lire rek man ñi foog ma woo leen xool. waaw non c'est que communiqué bi ay nit du benn nit ay nit ñoo toog wax ormal ko. wax ko ni nga ko war a waxee bañ a ci dépassé kenn bañ ci wax dara lu ñaaw ndaxte booy saaga da nga amul maanaam. argument booy wax ju ñaaw da nga amul wax ju baax noo koy amee di wax ju ñaaw ñun loolu lañ gis moo tax on a dit nous allons parler avec beaucoup de respect pour ñu ko seqal pour les Sénégalais mais surtout pour kilifa yu fi ne ak li fi jot a am ci réew mi c'est important ce pays dafa am histoire boobu waruñu ko tronquer pour des intérêts personnels. Merci président Issa Sadio Kanouté ma lay remercier ci invitation bi ñu nangul ak leeral yi nga xamante ni indi na ko doxoon seen diggante ak coalition Bokk Gis Gis Liggéey li waral ngeen génn ci ak EPS bi nga xamante ne yemul ci école ba donc léegi waaye parti la boo xamante ne am ngeen yaakaar gën koo yaatal fii ci Sénégal ñu leen di souhaiter bonne continuation mu bokk ci parti yi nga xamante ne dinañ compter ci ëllëgu Sénégal bi ngir tabaxaat ko bu baax a baax. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun di leen jox rendez-vous suba incha allah ak beneen invité. Merci beaucoup. Merci. Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor kàppe la waaw kàppe de yegsi na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew mi la kàppe daal mi moo wóor li ku ko yore dégg jàmm waaw def ko sa téléphone ni man waaw kàppe suñu gan gi yegsi na moom sa bopp moom sa alal yombalal sa dund. Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax